salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum yéen ñi seetaan fépp ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu tamit naa leen bonne et heureuse année Gassama la fii ci Étoile TV Sénégal Étoile TV Sénégal nag nekk benn chaîne boo xam ni dafa nekk ci YouTube di def ay vidéo tamit def ay interview waaye tamit liggéey ci li nga xam ne mooy wàllum cinéma tey nag boo gisee ñu ngi toog benn jeune talent boo xam ne mi ngi Tivaouane ñu koy wax DJ Zane lu tax ñu toog ak moom ci kanam tuuti di ngeen ko xam waaye bala maa ñëw ci yooyu damay ñëw ci nga xam ne plateforme yi nga xam Étoile yor na ko Étoile TV Sénégal mi ngi ci YouTube da ngay bind Étoile TV Sénégal di nga gis suñu vidéo Étoile TV Sénégal mi ngi ci Instagram Étoile TV Sénégal di nga ko bindee di nga ñu gis Étoile TV Sénégal tamit mi ngi ci TikTok Étoile TV Sénégal ngay bind waaye tamit yow mi nga xam da nga am programme wala nga am événement boo xam da ngaa bëgg Étoile TV couvrir la ko mën nga ñëwoo ci numéro yi le 77 477 98 46 wala 77 279 16 85 77 679 30 15 wala 78 593 84 59 boo ñu ci woowee ak fépp foo mën a nekk dinañ ñëw jëlal sa événement bu leen gisee nag ma toog ak le phénomène DJ Zane nga xam ni mooy borom Tivaouane mooy borom Dabakh FM dafa am événement bu xew muy Tiv Art Talent loolu nag ñëw na Tivaouane mi ngi lëmbee Tivaouane dañ ko war a waxtaanee fan la initiative bi jugee lan la ñuy xaar ci jeune Tivaouane ak ku ci génn lan la mën a gañeel DJ Zane maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi lay fay di bëgg bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoo di waa Étoile TV. ñu ngi nuyu aussi ñi nga xamante ni ñooy mbokki internet yi di leen jaajëfal bu baax a baax di la sant di la gërëm aussi ci invitation bi di wax asalaamaaleykum di souhaiter aussi bonne et heureuse année à tout le monde. waaw bonne et heureuse année yéen ñiy seetaan fépp ci Sénégal DJ Zane dañuy dugg ci waxtaan wi. waaye bala ñoo dugg ci waxtaan wi tey ma la bàyyi woon benn 1 minute 30 nga wax kan mooy DJ Zane ndax gars yi gën a xam kan mooy DJ Zane ci Tivaouane. waaw doon na question boo xamante ni pour ñu répondre ko dina yomb ndax boo waxee kan mooy DJ Zane premièrement. DJ Zane sénégalais la donc musulman la habitant Tivaouane la jeune la aussi boo xamante ni mu ngi nekk ci ay activités je suis étudiant aussi en même temps je suis animateur et présentateur donc doon jeune boo xamante ni damay engagé wu à chaque fois ci lépp loo xamante ni dafay participer positivement pour le rayonnement de la ville de Tivaouane et plus particulièrement ci domaine culturel donc ñu gën maa xam ci rajo yi ci événements yi ak ci cérémonie yi donc en quelque sorte Assane Gueye mu ngi noonu nit la koo xamante ni mu ngi liggéey ci média en quelque sorte ñu xam ko mais aussi nit la koo xamante ni dafay bëgg à chaque fois di participer ci luy doxal dëgg si dëgg la mu ngi noonu DJ Zane yéen ñu ko xamul woon tey jii wax na leen parcours am étudiant la waaye tamit animateur la ñu gën leen a jàppale léegi jeune Tivaouane yi ñu ngi nii ñoom ñëpp ñoo fi nekk ay talent donc la Tivaouane moom yàlla dafay def barke booy bu génn foo dem fu nekk dañ lay ràññee mi ngi Dabakh FM waaye tamit mi ngi People Label DJ Zane dañoo gis benn événement bu rëy Tivaouane boo xam ni dañoo toog ba si yàgg dañu gis ci YouTube bi muy Tiv Art Talent la initiative bi jugee ak lu ko waral. waaw initiative bi nag fi mu jugee benn dafa am lu koy justifier mooy wax naa ko bi may présenté wu kan mooy DJ Zane nee naa leen DJ Zane acteur la jeune la boo xamante ni mu ngi évoluer ci milieu art bi ci Tivaouane parce que animateur la maa ngi ci rajo yi maa ngi ci événement yi donc aaru Tivaouane dama koy suivre en permanence loolu moo tax nag ñu toog ma évaluer ma constater que ni ci atum 2020 bi am na ay amélioration am na benn changement bu exceptionnel bu am donc ci wàllum culture file ci Tivaouane parce que gis naa muy mbalax maan yi muy rappeurs yi mu di wàllum série long métrage court métrage y a des projets yoo xamante ni vraiment dafa exceptionnel muy wane ni am na beneen vision bu Tivaouane am léegi nag ñi nga xamante ni ñu ngi def loolu pour Tivaouane faw aussi ñu motiver leen faw aussi ñu wan leen ni fi ngeen teg seen tànk foofu la faw aussi ñu wax leen ni kat ñu ngi leen di jàppale parce que ñun ñi nekk ci rajo yi ñun ñi nekk ci label yi ainsi de suite ñoo leen mën a appuyer parce que ñoom dañuy liggéey mais liggéey bu ne am na lu ko war a mën a sanctionner loolu moo tax ñu ni attends dinañu xool nag wax waaw góor ñi nga xamante ni def nañ benn parcours bu baax quoi waaw góor boobu nag buñ ko defee day tax ñeneen ñi nga xamante ni dañu doon yaacaaral en quelque sorte ñu am lu nu dolli donc foofu la initiative bi jógee donc en quelque sorte waaw dëgg la rafet na trop ndaxte Tivaouane moom ko xool 2020 bi xam ni yëngu na loolu ci wàllum art ko xam ni 2020 bi moom gis nañ fi gars yoo xam ne dañoo yaakaar ne sax banañ mais Tivaouane moom yëngu na bu baax nekk na lu rafet tamit dañ naan jàmbaar bu nekk sa waar ba da nga koy indil ndox rek dolli ko mu daal di góorgóorlu loolu rafet na waaye dañuy gis yeneen structure yi bi ñu koy def daa am fu ñuy tënku ndax benn mouvement moo nekk si ginnaawam
wala label la wala rek dafa am ay bonne volonté yu jóg rek pour def ko. effectivement loolu nag dafa doon question boo xam ne bu ma neex la. Parce que j'avoue que nit ñi apprécier nañ li nga xamante ni moo di initiative. un peu partout. boo xamante ni DJ Zane moo ko taxawal. mais aussi du ñàkk ñoo xamante ni ñu ngi poser question boobu parce que DJ Zane am na foo xamante ni dañ ko fa ràññee am na foo xam ni dañ ko fa miin. je rappelle je persiste je signe et je réitère. ni initiative globale bu DJ Zane la. DJ Zane moo initiative bi mais ànd see kenn nekkul si ginnaaw bi du benn mouvement daal. non amul benn mouvement bu nekk ci ginnaaw. waaw loolu moom daf ci am li ñuy wax collaboration waaw parce que DJ Zane rek mënul lépp. waaw c'est ça en quelque sorte donc Assane Gueye moo am initiative bi parce que je suis la personne boo xamante ni suis habilité à le faire dans la mesure où maa ngi à la rajo damay teg seen ay son dama koy déglu. damay suivre li nga xamante ni moo di actualité culturelle bi. parce que événement yëpp maa nga fa maa koy présenté. donc xam naa performance xam naa aussi tamit li nga xamante ni moo di avancement yi am. léegi ci kaw loolu nag bi ma amee initiative bi. dëgg na maa ngi à la rajo di liggéey mais maa ngi ci benn label boo xam ne c'est très connu au niveau de Tivaouane muy la première maison de production boo xamante ni mu ngi ci Tivaouane mu di Pipro label donc maa nga fa waaw di nuyu waa Pipro yëpp di leen sant di leen gërëm ñoom tamit jàppale nañ ma ci quoi mënoon nañu wax nos projets DJ Zane la donc on s'en fout nous on va travailler on va prendre nos projets on s'en va mais jàppale nañ ma ci bu baax a baax boo dee xool enregistrement yi émission yi ma def ci seen studio laa ko defee. donc li nga xamante ni moo di publication bi ci seen tour ci seen compte laa ko defee donc loolu muy wane ne am na une collaboration quoi. mais DJ Zane donc c'est la personne bi nga xamante ni moo ko initié. moo def lépp. waaw loolu leer na Tivaouane ñu ko xamuloo ñu xam ko initiative bi DJ Zane moo ko am waaye tamit ànd seeg une jeune reconnue muy Pipro label Papi Laye ñu koy nuyu naan ko bonne et heureuse année borom xol bu yaatu bi waaye DJ Zane léegi leer na. gaa yi xam nañ origine bi fi mu jógee xam nañ kan mooy base bi muy DJ Zane waaye dañuy dugg nag ci biir ndax ñu waxtaan bi mi ngi bëgg a neex bu ñu duggee ci critères yi ngeen jëlee artistes yi ma bëgg bala ñoo ñëw ci critères yi nga wax ma yan pàcc la fànn la yan fànn la donc fànn yi ñu tànnee nag bokk na ci wàllum cinéma je répète encore une fois 2020 bi gis nañu benn avancement bu exceptionnel ci wàllum cinéma surtout ça parce que gis nañ ci waawoon réaliser nañ fi ay séries surtout ça réaliser nañ fi ay court-métrage ay long-métrage ay projets yu nice léegi loolu moo tax aussi ñu choisir beneen bi aussi wàllu musique la musique aussi gis nañ fi ay avancement non surtout ça gis nañ aussi jeunes yi artistes yi dañu osé génn nañu dem ay sorties def nañu ay sorties fépp ngir daal di gën a dooleel musique bi à Tivaouane loolu moo tax ñu choisir ñaari domaines yooyu waaw léegi xam nañ ni tey jii nii cinéma la ak musique waaye tey dugg ci domaine cinéma ndax Tivaouane moom bëri na booy bu jóg def cinéma ndax tamit seen sélection yi xoolaat ngeen ko ndax te biir sélection yi si biir cinéma bi maa ngi gis ku mel ni un maestro Babacar Fadera ki nga xam ne Tivaouane mun naan la majeure partie moo leen formé ba ñun ñii ñu koy saluer de passage tey bu ñu amee fit jël micro di wax wala ñu taxaw ci scène di jouer Babacar Fadera la ñu boole ko ñu gis ngeen boole ko seen sélection yi ku ci mel ni Papi Laye ci domaine réalisateur wala ñu ñëw ci artistes yi ku ci mel ni Papi Laye ñu gënoon kaa xamee ci enregistrer ay son ñu jeex sa yaa gis ngeen boole ko réalisateur ñu waaw ñu jeex ngeen gis ko ñu dugal ko ci réalisateur yi Babacar Fadera ndax foofu noonu nekkul woon Babacar kaay jël mais Babacar dañ lay sélectionné. non du Babacar kaay jël parce que dafa am ay critères yu ñu teg il y a des réalisateurs à Tivaouane je rappelle ku ci mel ni Diawara c'est un réalisateur donte sax à la limite mujjul participer ku ci mel ni Ousseynou Diallo. foofu maa ngi koy ñëw c'est un réalisateur aussi donc duñu tànn kenn dañuy nominer ñi nga xam ne def nañu ab performance yoo xamante ni yu exceptionnel la ci année bi réaliser nañ fi ay choses yoo xamante ni ku ne teg na ci bët ñu choisir leen nag ni leen ñii la ñu nominer maintenant nag dinañu suivre les activités xool li nga xamante ni mooy nombre vues xool li nga xamante ni mooy nombre de projets yi ñu réaliser xool succès yi nga xamante ni am na ko à partir de là ñu daal di déterminer la personne bi nga xamante ni mooy meilleur réalisateur. si tamit si critère de sélection yi ñëw ci réalisateur ba léegi ndax bi ñuy ñoom DJ Zane waa Pipro label bi ñuy def sélection yi dañoo creuser dugg xool ay projet Babacar Fadera creuser xool ku si mel ni Papi Laye ndax Papi Laye je me rappelle mun naa ne ñu bëri gars yi bëri benn court métrage lañ seetaan su ma juum am na Ousseynou Diallo gars yi def na ñoom ay court métrage Babacar Fadera def na fi cicatrice ndax dañoo dugg creuser xool ci domaine bi niveau bi wala tamit dañoo ñëw rek jël leen comme gars yi ñoom lañ xam non je rappelle
encore une fois c'est à partir des performances yi nga xamante ni def nañu ko ku ci mel ni Babacar Fadera nga suivre lu ci mel ni cicatrice non loolu dafa exceptionnel ku ko suivre xam ni là donc il y a une chose boo xamante ni bu exceptionnel la ku ci mel ni peut-être identité bi nga xamante ni Papy moo ko def donc gis nañu ko aussi donc à partir de là ak yi nga xamante ni def nañ ko ku ci mel ni Ousseynou Diallo moom tamit réalisé na yooyu noonu yëpp la ñuy xool seetaan aussi tamit seetaan succès bi moom xool tamit li nga xamante ni mooy fond et la forme à partir de là ñu déterminer ko quoi mais du yaama neex coppas ci bi njam waaw surtout sax xam nga ñoo nekk ci waaw te it Sénégal la nekk faaw ñu leeral ndaxte nit non lii dafa ndax plateau spécial la ndaxte dafa dañoo war a leen ndax wax ji bari na ñi naan sélection yaama neex lañ def ñi naan seen sélection yi tàgguwuñ kenn lu leen neex lañ def ñi naan dafa teel lañ ko ayaa xamti buñ duggee ba léegi ci wàllum côté culture bi dañuy ñëw ci artistes yi gis nañ ngeen jël un jeune talent ku ci mel ni puis moom puis problème lay nekk sax muy Sadji gis nañ tamit en plus ngeen dugal ci su ma tey jii su ma doon wax tey jii bëri na ñoo xam ne nekk nañ ay jeunes artistes ci waawoon bokk nañ ci la majeure partie tey bu ñu ñëw tamit ci côté artistique ndax li ñu def ci 2020 bi moo tax ñu jëlee wala dañ leen a jëloon ailleurs tout di leen suivre ba tey jii 2020 bi soo ko ñëw waaw je rappelle 2020 bi am na ci solo lool ndax xoolal ñi ñu jël ñëpp acteurs yëpp kuñ ci jël def na benn performance ci atu 2020 bi xoolal ko ci mel ni Abdoulaye Sadji li nga xamante ni def na ko ci 2020 borom kooru Sadji xoolal ko ci mel ni Makan li nga xamante ni def na ko ci 2020 bi xoolal ko ci mel ni neex donc def na loo xamante ni lu garaaw la parce que am na ay rôle yoo xamante ni jóge nekk na fi chauffeur ñëw na fi nekk ci Sindiana xam nga incarné ay rôle différents rôles yoo xamante ni dafay wan ni kii c'est un vrai acteur donc à partir de li nga xamante ni def na ko léegi nag donc on va sélectionner mais ñu nominer après on va laisser au public de voter pour leur propre acteur waaw 2020 bi la ñu wax te tamit am na artistes yoo xam ni ci waawoon lañ ne tey jii mën naa see citer un ku mel ni Bébé Assane mu nekk étoile production fa lay di fa dóor ay série ndax boo ko seetaanee Bébé joué na fi le Tabax des 3 vieux joué na fi le Ramadan des 3 vieux ñoo joué Bébé Assane ñu gis bi ñuy nommé gars yi bi ñu gisee Bébé Assane bokk si dañu explosé ñu ne lu tax Bébé Assane bokk si ak li mu innové ko artiste boo xam ne day ñëw daal di indi beneen facette gisuñu ko ci loolu tamit gars yi xaw na leen kii daal effectivement donc je rappelle encore une fois dëgg la Bébé Assane def na ay truc ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum cinéma je rappelle Bébé Assane mais je persiste mooy sélection yi ñu def yëpp ak nomination yëpp ku xool juge xam ne ce sont des choses justes yoo xamante ni def nañ ko et amul dara lu ko la en quelque sorte mais nag même wàllum musique bi am na ñu ni am na ay diw ak diw dañ ci waroon waaw ñoom foofu ñu koy ñëw à partir des performances waaw surtout ça xam affaire dañ ko bañ a yàqamti ndaxte buñ ko yàqamtee rek du leer te dañu leeral bu jotee faaw ñu leeral wax dafa jooñ dangaa wax te war dafa fañ ma waxee war jotul moo tax ñuy leeral ndànk-ndànk ñëw nañ ci réalisateurs yi ñëw nañ tamit ci artistes yi waaye tamit nag DJ Zane Tivaouane ren yëngu na balaa maa ñëw ci rappeurs yi mbalax maan yi waaw yëngu na ku mel ni Papa Dara gis nañ ko mu def fi ñaari son pare dem fee ne Dabaax complexe def fa soirée boo xam ne ba léegi ni ñu ngi koy waxtaanee ñu gis ngeen boole ko ci biir loolu tey jii ba mën a wax ay Papa Dara artiste Tivaouane ni waykat yi loolu la nga gisee bala ñoo ñëw seen i kii waaw seen i critères man ñaari moo laa ciy wax mu globaliser pour ñoom ñëpp mooy dañu def benn pas dañu gën a dëggal seen bopp parce que bu njëkk nga nekk jeune pour mën a dem jël yenn saal yi dem sorti génn Tivaouane dugg dans les grands studios pour enregistrer gis nañ comme Alioune Badara mu daal di reprendre benn son Pape Cheikh bi donc mu doon loo xamante dafa impressionné ñëpp muy wan nit ñi ñu ngi sant seen bopp ñu ngi xam ne ci art bi lañ bokk ñu ngi def ay performance loolu moo tax ñu choisir leen et donc nomination yooyu noonu doon na yoo xam ne c'est justifié quoi waaw nomination yi moom c'est justifiable mais tey jii ni bu ñu ñëwee par kenn gis nañ ngeen boole ci benn xale bu jigéen kooku mun naa ne Tivaouane ñu koy dégg sax bariwul kooku moom mooy kan waaw yaa ngi dégg turam donc moom moo def crack doon na son yi nga xamante ni moom la ñu gën a suivre aussi bari doon na son yi bokk na ci son yi ñu gën a suivre crack boobu weddi li nga wax da ngay dugg ci li nga xamante ni moo di YouTube da nga xool donc à partir de là def nañ ko aussi mu doon koo xamante ni elle a une excellente voix et aussi moom tamit dafa xam musique donc moom tamit def na ay pas parce que dafa dikk rek imposer boppam xoolal li ma la wax dafa dikk deuxième single la mooy premier single am dafa dikk imposé boppam gars yi naan mami donc raison pour laquelle
ci bi ñuy choisir aussi tamit ñu choisir ko mu doon tamit benn choix boo xam ni. c'est justifiable ku ci mel tamit dim xaa borom Thiès ki nga xam ni mun naa ni moom ren mooy sigil na Tivaouane dem ba Thiès dem ba final kooku tamit ay critères am dim xaa fi ngeen ko teg loolu rafet na loolu. waaw dim xaa dafa am fu mu jóge am fu mu dem quoi je rappelle am aussi tamit lu mu wane ci musique tivaouanoise bi surtout ci jeunes yi dafa dëggal boppam dafa wane boppam def na Little Love mu doon son boo xamante ni dafa tukkal jamono Little Love ba pare ci Little Love defaat yeneen projet def na fi tiis ak yu demee noonu ba pare def sorti am fans clubam di def ay rencontre am di def ay sortem donc muy wane ni donc il est bien entouré et donc xam na aussi tamit fi mu jëm. waaw loolu dëgg la ku mel ni Dim Xaa barki démb 31 décembre. jëngal na këram. incha allah rabbi vidéo bi dina disponible ce soir ci Étoile TV Sénégal d'ici demee ku dugg rek di nga gis nga xam def na ko muy soirée acoustique boo xam ne ci Tivaouane gépp ñëwoon na daal di koy wuy si. effectivement ambiance bi daal di fay woy son yu neex a loolu dëgg la leer na. ren nañ ci réalisateurs yi wax nañ ba xam ne képp ku doon wax naan da ngaa def sélection yaa ma neex. leer na sa bopp. artistes yi tamit leer na. explique ngeen fi ngeen ko teg nekkul kii dafa bokk Pipro label. nekkul kii yaa ma neex la. tamit leer ndaxte si qualité lañ koy teg. mi tamit yëngal na Tivaouane ren dem na ba Thiès def lu rafet tamit ñu koy sant tamit di ko gërëm jóge nañ ci Dim Xaa ñëw Mamy kan mooy Mamy man ndax man Mamy moom wax dëgg fa na yàlla moom xaw ma ko. kuy Mamy gars yi tamit xamuñu ko bëgg nga xam. waaw Mamy nag boo dee xool ndaw la. jeune la aussi boo xamante ni dafa engagé pour dugg ci art bi. et li tax mu bokk ci ñu nominé mooy première single am bi mu def 2 singles la def et mu commencé di imposer boppam. donc li ko justifié mooy dem leen ngeen dugg YouTube ngeen xool donc wane na boppam avec son crack bi nga xamante def na ko featuring ak ki nga xamante benn élément crack. yaa ngi dégg kon donc moom tam dikk na imposer na boppam wane boppam aussi. gars yi di ko donc mu dem génn di def ay playback génn aussi tamit ñu koy invité ci événement yi. donc muy wane ni elle s'est imposée. donc mu bokk ci ñu noonu. waaw kon mi ngi noonu ñi xamuloon Mamy. c'est le cas de Jama Sall. waaw surtout ça Jama Sall. parce que ñu bari ñu ngi wax mais Jama Sall donc muy première Tivaouanoise boo xamante ni génn na dem. ñëw jëli coupe indi ko Tivaouane. Thiès muy donc concours bi nga xam ne amoon na Thiès. di Khadim Diop nekk actuellement. waaw donc Jama Sall. mooy ki njëkk koo xamante ni jëlee na ko Thiès indi ko Tivaouane. non loolu moom. doon na ay son yoo xamante ni donc ay spot publicité ainsi de suite muy wane ni donc gone la mais aussi xam na fi muy teg tànkam. révélation la aussi. raison pour laquelle ñu choisir. loolu moom leer na. wàllum waykat yi moom kenn du ni critères yaa ma neex la ndaxte boo dégg ku nekk boo duggee YouTube li c'est justifiable ku mel ni Papa Dara ku mel ni Khadim Diop ku mel ni Mamy ku mel ni Jama Sall ñooñu kenn du leen naatable ni ñu ko waxee Papa Dara ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal ndax lépp Tivaouane rek Tivaouane nekk ñun ñëpp ñoo ko bokk. Njaga Mbay su tamit Njaga Mbay moom def naa featuring fi Xumza Boss suma juum. def na featuring ak Xumza Boss. moom tam mu wane boppam parce que boo dee xool temps yi ñu génn yëpp boo dee xool muy événement yi am mariage yëpp da nga fay gis Njaga Mbay muy wane ni Tivaouane ñu ngi accroché wu ci la personne de Njaga Mbay muy wane ni mu ngi imposé boppam. donc moom tamit nomination j'espère que. waaw Njaga moom tamit kenn du kii xam buñ jugee DJ Zane loolu leer na buñ jugee si waykat yi xam naa nag du ma la baax maa ngi ñëw ndaxte wax ji bari na faaw ñu leer dañuy ñëw ci pàcc yi rappeurs yi ñan la ba ñu ñëw ci par kenn donc rappeurs yi nag foofu seere na torop seere na donc boo xoolee vote yi sax nga xam ni seere na mais ci ñu ñoom ñëwoon donc à la dernière minute am na ñaari ñoo xamante ni pour des raisons personnelles donc retiré wu nañu de la course mooy ku ci mel ni Dop mooy ku ci mel ni Jérémy donc mais aussi ñoom tam dañu def performance bu garaaw ku ci mel ni Jérémy ku ci mel ni Dop donc mënul tudd 2020 bi di wax hip hop te doo leen tudd surtout ça donc c'est pour des raisons personnelles yoo xam ne moo tax bokkuñu mais à la fin on a Babs Bour on a IDL et on a donc Xumza Boss bu Kër Cheikh borom Kër Cheikh borom Tivaouane sama dëkk la sama waa ji maa ngi koy ji di ko ñaar tey it naan ko bonne et heureuse année tey jii nii di jëzan ndax tey jii nii Xumza Boss li mu yëngal Tivaouane rek barki démb moo tax ngeen kaa ñu boole ko ci rek wala Xumza Boss da ngeen kaa yàgg a topp non dañ ko yàgg a topp Xumza Boss bokk na ci ñi nga xamante mooy rappeurs yi fi njëkk yoo xamante ni
def nañu guichet fermé à 22h. waaw bokk na ci rappeurs yi nga xam ne def nañu featuring ak des mbalaxman bokk na ci rappeurs yi nga xamante ni dañu am public gu seen bopp. bokk na ci rappeurs yi nga xamante ni dañu tëgg ay soirée. di ko feesal. di wane seen bopp gars yi di ko déglu ngay romb ci donc gars yi di teg son Xumza Boss di ko déglu. donc moom tamit nominé nañ ko de par donc li nga xamante mooy performance. de par public bi nga am xamante am na ko mooy ci façon yëpp. donc je pense que Xumza Boss wane na fi bopp. waaw Xumza Boss borom sag la 10 ma teglu 10. borom bu effet bi loolu tamit projet la boo xam ne ku jeune mu yann ko sag la 10 mu ñëw jox gaayam yi. en plus tamit gis nañ bi fi mbënd mi ñëwee mu génne benn son rendre hommage loolu tamit rafet na loolu. tey jii nii Jérémy ñun li ñu koy gis Tivaouane bari gars yi bari na leen Jérémy Mbour la ëpp lu muy nekk bañ na ko sax rajo Tivaouane li ñu koy dégg bariwul parfois yéen doo leen di ngeen invité gars yi mais duñu dégg ngeen invité Jérémy rajo Mbour yi ñuy ëpp lu ñu koy invité tey jii ngeen jël daal di ko ci boole daal ko ci daal ñu ngi invité Jérémy la fois passée la ko suma confrère yi invité Jérémy ay performance am Jérémy xoolal son yi nga xam te moom la mujjee génn xoolal donc soirée bi nga xam te def na ko au niveau du CEDEPS de Tivaouane daf ko feesal dell donc gars yi nga xamante dañu toog di wax pour génne noonu justifier li nga xamante moom la ñuy wax. waaw mais DJ Zane yow tamit baaru dégg da ngeen ne kii si public yi rek. ndax damay gis sàmm léegi da nga naan non déglu. question de public question de performance. non sàmm léegi dama lay gis nga naan nit ñu bari gisee fermé Xumza Boss nga ñëwaat Jérémy ni CEDEPS. non attends baaru da ngeen kii si nit ñi. ku fi wayu lu neex ku fi def loo xamante amul benn xol non gars yi duñu la suivre mais gis nga. mais mun nga mais public bi. élément la buy justifier ni li ngay def am na valeur. mais mun naa bokk ak yow koñ yow ngay way mais foo jaar ma dinaa génne sama rakk bu jigéen sama rakk bu góor yóbbu leen ngir yow li nekk supporté la mais ndax talent bi tamit xool ngeen foofu bu baax. mais demal nga déglu son Jérémy nga déglu ko nga xam ni boo di am na talent dafa mën li muy def. dafa mën hip hop. ba pare dafa imposer boppam. donc li nga xam te mooy justifier seen nomination. yaakaar naa lu leer la. troisième artiste rappeur bi moom mooy. kanam ci mooy ki nga xam te mooy Babs Bour ndax waa Tivaouane xam nañ kuy Babs Bour ak Babs Bour fu mu dëkk. moo def son gëm ko rek moo def ayam Babs. def na fi aussi tamit benn son boo xamante ni ça part de la sensibilisation. bu jëm ci coronavirus bi. Babs Bour mu doon son yoo xamante da nga koy déglu son bu am qualité son ay textes am macha allah dafa riche. et aussi jeunes yi ñu ngi koy déglu. au niveau de Tivaouane. donc raison pour laquelle gis aussi tamit avancement bi nga xamante def na ko. mu bokk ci ñu nominé. waaw mbokk yi loolu leer na yéen ñi seetaan ci Étoile TV Sénégal. te it da leen fàtte di abonné tamit di bës cloche de notification yi. di jëzan loolu leer na ñëw nañ ci réalisateurs yi. ñëw ci artistes yi ñëw ci rappeurs yi ñëw ci mbalaxmaan yi. tamit da ngeen cee boole loo xam ne bëriwul lu si gars yi di boole. mun naa ni mooy phare bi mooy ménagères yi ngeen ci boole. waaw ak yan ménagère la ak ménagère kan ak gis nga doole jën ndox la. gis nga artiste bi fu mu mënti toll bu amul ménagère bu baax du avancé. xam nga la moo tax moo koy wax fi mu jëm. mu naa ko lii ngay def lii ngay bàyyi. moo koy tax mu am fit dugg ci projet yi. le cas de Babacar Fadera. rek dafa doy. xoola tout ce qu'il a fait pour Khadim Diop ba mu yegg si fii tey. attention bu Khadim Diop nekkoon moom kese en tout cas di def lu ko neex sans pour autant ku mel ni une personne expérimentée bu mel ni Babacar Fadera noo tey peut-être mën na bañ a yegg si fii. mais talent baa ngi mën na fi yegg si mais dafay des. mais talent baa ngi mais gis nga management fu mu amul du baax. sa kër sax bu amul management du baax waxuma la ak nga yor carrière. c'est bon donc ku ci mel ni Bira bu Ideal nga xamante dafay ménager plus de 3 artistes. permettre na leen ñu découvrir tous les studios du Sénégal. ba pare ak projet bi nga xamante ni moom la Ideal def. mu ak mooy EP bi nga xamante ni génne na ko. donc muy wane ni kii kat am na ay artistes fu mu leen jëlee fu mu leen yóbbu bu leen di permettre di leen wutal ay link pour ñu dem ci kaw. Najir bu Xumza Boss xoolal donc da lay wan ni seen manager yi mooy tax ñu am fit mën a organiser ay événements. moo leen di wax kat fii la ñuy jaar lii la ñuy def. lii mooy débouché yi ainsi de suite ndax mënoo boole di répéter sa ay son mënoo boole di bind. mënoo boole di xool nan ngay defee pour avancer sa carrière ba pare di ménager sa bopp mënta ne. donc il te faut une personne boo xamante ni elle est expérimentée. donc pour gunge la ci yéen. waaw loolu tamit leer na nañ ndax tey jii nii mënoo di nekk ci kër te amoo ko la jàppale tamit xale sax dañ koy wan yoon wi muy jaar mën nañoo nekk am talent bi di way waaye tamit bu leen bàyyee rek ñu sànk loolu leer na wax ji moom leer naa ni moom léegi ku doon wax sélection yaa ma neex na. boo déggoo lii non révélation yi tamit ñu ngi ciy ñëw tey jii nii révélation ñu ñëw ci sax bala ñoo gën a jot révélation yi ñan la.
non après bu koy génnee di ngeen ko xam mais révélation yi bon ku nekk yow sax yow ku toog di Tivaouane naa suivre donc il est facile pour nga détecter li ki nga xamante ni mooy la révélation de l'année parce que dina ci yan ñan ci page yi nii mën nga ñoo may nga cofal si ci yan critères ngeen basé ak ñan ngeen visé ak ñan la ñu visé waaw ñan ngeen visé ci donc révélation yi nag li koy déterminer du ci ay vote du ci ada ci liggéey la ci pas yi nga xamante ni moo koy def la ci li nga xamante ni imposé nga ko bu sa bopp ci année bi la par exemple benn artiste boo xamante ni donc dafa débuté ñu gis ni ci année bi donc organiser na fi ay events organiser na fi génne na fi aussi tamit par exemple ay son mën na doon sax révélation mën na doon sax benn acteur boo xamante ni gars yi ñëpp xam mais par exemple am na fi ay artistes yoo xamante ni doo dugg ci benn kër actuellement ni diw te xamuñu ko donc c'est la révélation de l'année donc pour wax ni rek ni donc révélation bi si ay critères yoo xamante ni yu exact la lañ ko teg pour joxe la loolu leer na gannaaw ba ñu jugee ci pàcc yi jugee tamit fi mu jugee tamit ñan ñoo ko kii DJ Zane wax ji bari na ci waaw wax ji bari na maa ngi ciy ñëw ndaxte bari na yu ñuy renoncé te wax nga ko léegi ku mel ni Diawara moom woo na leen ni leen bana ndax bi ngeen di sélectionné ñoon woo nga leen téléphone ñi leen dama lay boole ci lii wala tamit am nañ seen accord wala lan moo leen metti ñoom ba ñu baax ak wax ji nekk biir Tivaouane ñii dañoo def leen neex dañoo jël waa People Label boole leen ci ñii di wër ci yoon bokk loolu lan la ndax woo ngeen gars yi waaw j'avoue premièrement que ni réalisateur la bu mag def na ay preuve am ci année bi je rappelle donc di ko nuyu au passage mais lu amul seede baaxul ba ma toogee sama kër avant ma ciy wax sax ak ñi nga xamante ñoom laa collaborer comme gars yi People avant ma ciy wax ak ñoom laa toog imaginer lépp loo xamante ni dafay ñëw ça veut dire premièrement nit ki bala nga koy boole ci lenn faawu nga woo ko am accord am ba pare man maa jël sama téléphone ci numéro Lamine Faye donc ñoo nekk ndawoon ma woote ba sama crédit jeex ma jël numéro Lamine Faye woo ko ci Diawara na nga def tooñante man la DJ Zane yaa ngi am jaam ba mu leeralal ma sax ni ma amul WhatsApp ma ne ma expliqué ko ni ko man kat dañ la nominé ci ñi nga xamante ni ñooy meilleurs réalisateurs yi parce que gis nañ ni def nga ay performance mun ma loolu idée bu nice la loolu donc benn initiative bu nice la vraiment je vous appuie ainsi de suite nii la ma ko waxee de bouche à l'oreille téléphone bi maa ngi ko def haut-parleur toog waaw mais léegi ñu dem tuuti mu woowaat ma donc fekk ñun commencé nañu def di rédiger di defar suñu ay vidéo pour defar suñu ay affiche ba bindi ñu nominé ñëpp mu woo ma ni ma ni attends affaire yi mën na bañ a am coow ainsi de suite kër jàpp baay man ko ñun li nga xamante ni noonu la ñuy ménager ba suñu mbir jaar ci yoon fi mu war a jaar ñun la concerné mais jàppal ni vous êtes nominé yaa ngi dégg je sais pas nag lan mooy problème bi du ñu def suñu ay affiche publier ko de commencer suñu ay vidéo ba mu daw ñu di ko dëppaat nag di ko arriéraat parce que kenn nit renoncé na tam moom moo ñu accepté loon ba pare waaw léegi nag wax yi ci nit ñi wax nag ay Diawara dañ ko dugal bokkul ba nit ñi di ma woo kërëb tooñ nañ ma parce que kursu la dañ may gagné institut loolu noonu wax dëgg fa yàlla mënuma ci daal mais nag duñ ci tontu quoi duñ ci tontu vraiment ndax en tout cas succès bi ñu bëggoon suñu affaire am na ko waaw mais kii tey ndax tey succès ndax tey boo xoolee Baba Diawara fi ngeen ko dugal ci réalisateurs yi Babacar Fadera ma nga fa Ousseynou Diallo ma nga fa Papi Laay ma nga fa ndax nekkul ñooñu ngeen ko booleel moom la xam ni boo ko ñoom niveau wala fi ngeen ko dugal ngeen ko wartu dugal non attends mais réalisateur la mais ku mel ni Babacar Fadera est-ce que moom tamit gisul ni war a bokk ak Babacar Fadera réalisateur la non waaw non réalisateur la moom réalisateur la non léegi lan mooy kon tax nag day bokk ak diw ak lu bokk ak diw comme que réalisateur la je pense que c'est normal ñu boole ko ndax ragalul concurrence bi ndax nekkul ay jàpp affaire concurrence ngeen ko jàppee loolu yëgguma ci loolu ñoo concurrence am di concurrence yëgguma ci en tout cas réalisateur la léegi nag ba ma ko expliquer concept bi ba mu amee idée boobu noonu il devait me dire non attends Zane kat ñi ngi ma booleel sama ay grand lañ wala ñi ma koy àndal samay grand lañ je pense que ni du ma mën a bokk wala au moins mun ma Zane kat non man je ne représente rien devant ces personnes quoi léegi man ma xam kat ni lii moo tax mooy motivant mais donc vraiment ndaanaan la réalisateur la et aussi gis nañu performance yi nga xam def na ko mais nag wax dëgg fa yàlla bu renoncé ñun ñu continuer suñu activité duñ ko arrière ndax moom ba léegi damay rebondir ci question moom ndax dama ci génnagul léegi ndax Diawara doo nga renoncé wala am na ñeneen ñu renoncé
non Diawara bu fekkee moom li mu renoncé bu fekk ñu en cours de route moom kese la. bu fekkee ñi nga xam te ñeneen ñaar ñi nominé woon wax nañ ñu dès le début que ni donc pour des raisons personnelles donc duñu ku ci mel ni Dop. ku ci mel ni Dop. après donc mais explication bu valable la quoi. ku ci mel ni Jérémy aussi tamit dafa am malentendu. moo tax mais donc mu ngi woon ci ko ba gars yi ñu ngi ko doon votel quoi. ku ci mel ni Jérémy mais à la limite dafa mujj. kon rapport yi xanaa kon léegi ñaar ngeen am muy Xubza Boss ak Dop. donc waa ANCAR ak Dop waaw mi ngi noonu. ak AIDL mu ngi ci. waaw léegi loolu leer na ndax critique yi tey jii nii ñu ñëw ci côté artistes yi théâtre kat yi. ndax ñeneen lan la fi Sadji def. ñii ni Sadji daal mënoon naa xaar. ñii ni dañoo def li leen neex. moo tax ñu dugal ko ci. waaw ab bax ndax tamit ci côté artistes yi wàllum théâtre yi am nañu génn. waaw gis nga kaw Sadji pour ñu justifier ko yomb na Corona ak Sadji ci 2020 bi xool leen série yi fi am Tivaouane yépp yi nga xamante ni moo fi daan daw mooy série koor yi xool leen ngeen xool Corona ak Sadji n'est-ce pas loolu dafa doy sëg comme justification dem leen ngeen xool mu ngi ci kii bi ci YouTube bi dem leen ngeen xool donc buñu nee noo Sadji lu mu fa doon def mën na xaar ainsi de suite vraiment daf may jaaxal beneen affaire bi ci des mooy néew ma fi aussi tam pour faire l'avocat de kenn ci ñoom doonu ma avocat kenn dama justifier parce que je suis l'initiateur loolu moo tax may expliquer beneen affaire bi ci des mooy comme le cas de identité vous avez suivi la bande annonce donc rôle bi nga xamante ni incarné ci doonte sax terminé gul mais donc day wane ni Sadji donc c'est un gars boo xamante ni acteur la et mën na dem ci côté artistes yi amul ci côté théâtre amul kenn ku génnaat comme côté réalisateur non côté ménagère tamit noonu am na gars yi ñu ngi si biir non ndax tamit parce que ñoom xam nañ intérêt waaw si loolu leer na ndax waa TIV Art Talent bi ñu defee initiative bi ba pare am na ay autorités yuy contacter pour ñu jàpp si yoo xam ne nekk nañu au service de la jeunesse du Tivaouane. j'avoue que amaguñu benn autorité boo xam ne mu ngi soutenir. yéen a ngi bëgg a yéex non amaguñu ko. benn mot rek laay wax pour tëj li nga wax yépp mooy autorité Tivaouane yi amuñu une politique de la jeunesse. amuñu politique de la jeunesse. je persiste je réitère amuñu politique de la jeunesse wala boog gisuñu ko ñun jeunes yi bu fekkee tamit dañ koy mbubboo wala dañuy dem représenter jeunesse bi ñëw toog ne ñu ngi def lii alors que ñun boog gisuñu suñu bopp. parce que au moins gis nañ fi ay comme médias yi nekk fii nii comme Étoile dañ leen di war di subventionné label yi fi nekk comme Léniol production dañ leen di war di subventionné ak ñeneen jeunes yi association yi groupement yi di financer li nga xamante mooy projet yi nga xam ne jeunes yi am nañ gis nañ fi jeunes yi dañuy tàmbali ay projets yoo xamante ni dafa war a mën a jaar yoon comme ni ko Dakar di amee comme ni ko Thiès di amee comme ni ko yeneen dëkk yi di amee ñuy génne benn fonds boo xam ne c'est pour la jeunesse fii pour nga am fi sax récépissé sur tous les problèmes du monde bay am financement donc la jeunesse tivaouanoise dañu war a consciente que ni amuñu peut-être autorité yoo xamante ni mu ngi leen di soutenir donc nag ñun ñooy essayer di jël suñu ay responsabilités j'avoue que amul benn autorité boo xamante ni donc ñu ngi leen amul benn autorité boo xam ne yéen contacté ngeen ko ndax tamit yéen tamit juumoo leen ndaxte yaakaar naa ni même sax boo leen waxee duñ def dama yaakaar naa waroon ngeen leen a wax bu ñu deful après ngeen diw kat wax naa ko deful xam nga wala tamit da ngeen toll fenn boo xam ne da ngeen a yëg seen bopp non attends xam nga leen am na encore une fois man acteur laa ci biir wàllum culture Tivaouane non loolu moom amul événement boo xam te niwu ma loolu ñëpp seede nañ ko activité association yi mouvement amul ku ci mos a taxaw ne kat autorité sàngam kat même bu dee def lii non attends la mu leen war a defal doo ko def attends nag bu fekkee da ngay xëy di dem ci ni chaque jour ñu lay renvoyer wala la nga bëgg duñ la ko defal mais est-ce que jar na événement boo amati nga demati fa wala loo amati nga demati fa et ça sert à rien donc doo am benn retour am benn retour yow xam nga ni boo demee doo am retour kay retour vraiment nga donc sama point waaw ñu yëgal mbokk yi ba léegi nii rek ñu ngi ci benn plateau spécial boo xam ne dañ kaa jégle ki nga xam ne mooy Dj Zane ci benn projet boo xam ne nga def ngi tuddee TIV Art Talent nekk projet boo xam ne dafa noble wax ji ñuy wax ñii yëpp waxu leeral la ak waxu tamit motivation ñu ngi ci au terme tamit émission ma ngay waay jeex maa ngi gis sama réalisateur mi ngi may signaler temps bi waaye jeex 10 minutes moo ñu desee tey ji ñu ñëw ci fi ngeen ko jaarale wàllu bu vote yi parce que dañuy gis gars yoo xam ne bu ñuy voté dañuy tij benn plateforme nii fii kat ku fiy voté dugal nga voté mais dañoo gis yéen nga dugal ko ci compte YouTube mooy kaay nga seetaan ma may ma heure visionnage viol ma sama vidéo commentaire ma YouTube fay ma ndax tamit foofu juumoo leen fa YouTube fay ma kay non du juum xam nga la moo tax du juum benn dañoo nekk ci collaboration ñaar on n'a pas assez de moyens
boo xamante ni moo ñu permettre ñu réaliser ko donc te am nañu bëgg-bëgg li nga xamante moom la yeneen dëkk yi di def ñun ñu def ko mais yàlla peut-être may nañu ñu mën a collaborer ak benn compte boo xamante ni là-bas dinañ fa mën a dem di voter et je pense que bu fekkee nit ki da nga dem ni yaakaar ne boo voté ne si artiste wala li nit ñi dem di fa voter wala li nit ñi dem di fa c'est pour donc pour profit compte boobu noonu mais vous vous trompez ñi koy jàpp ils se trompent largement carrément parce que ñun ñi nga xamante ni wala man mi nga xamante ni maa ko initié non awma dana en retour dama ko initié ngir bëgg ñi nga xamante ñooy culture am lu ma dépassé yaa ngi dégg ma am ci collaboration ak ñeneen donc c'est pas pour kaay leen may ma ay vues kaay leen may ma ay abonnés parce que gars yi avant loolu di dugg ñu ngi leen daan abonné avant loolu di dugg seen ay kii ñu ngi ko daan vu demal nga xool seen compte YouTube ñu ngi ko daan vu kon donc je pense pas que loolu du projet bi xam nga loolu mooy projet bi am moyen boo xamante ni fa la nit ñi mën a jaar dem voter ji loolu lañ bëggoon et j'ai pensé que mën nañu fa dem voter ji et donc ñu jaar ndax gars yi ñëw nañ ndax gars yi wuy si nañ fans yi ndaxte bi ngeen ko lancé ak léegi vote yi mi ngi dox tamit gars yi ñi ngi apprécier 2 jours yi am nañ 2 cas et quelques ndax vote yi mi ngi niveau bi mi ngi yéeg waaw vote yi moom demal nga xool ndax tey jii nii mën nga ñëw corfati rek ci ñooñu ñëw corfati nga ni kii ak kii rek gars yi leen di laalal seere na daal seere na ci ban côté la seere ci ñan ci rappeurs yi mbalax maa ni war réalisateur est-ce que ñoom am na ñu leen wuy si waaw si même les techniciens waaw surtout techniciens yi wuy si nañ techniciens yi wuy si nañ aussi ci mbalax maan yi gars yi wuy si nañ ci hip hop bi donc rappeurs yi te la gars yi wuy si nañ techniciens yi dama kaa waxoon échappé ñan ak ñanal la donc technicien am nañ comme ki nga xamante ni mooy Mass Pogoum gars yi xam nañ ko bu baax a baax Mass Pogoum am nañ aussi ku ci mel ni Sadji donc am nañ ko moom tamit en même temps cadreur la parce que boo xoolee ku ci mel ni Corona ak Sadji parfois def ci daan nekk comme cadre def ci daan nekk comme identité aussi def ci daan nekk donc loolu leer na plateau bi neex na waaye tamit yaañ na loolu dañuy ñëw au terme mbir mi kañ la ñuy joxe wàllum neexal yi ak diw moo gagné ndax tamit koo gagné da nga am neexal. waaw pour système de motivation la. waaw merci beaucoup d'avoir utilisé expression bi ma doon wër. système de motivation. parce que le fait que nga am titre. comme meilleur réalisateur ça veut dire quelque chose. nit ñi dofuñu xam nañ ku nekk li nga def bu ñu demee ba mën laa votel bu ñu demee ba mën a dem pour suivre vidéo bi xool li nga def. non ça veut dire quelque chose. DJ Zane ñu ngi ci cëppaandaw gi leeral gi leer na maanaam daal émission bi neex na plateau spécial bi neex na tey jii nii boo doon tàggoo ak tey jii ngay wax bisub kañ la ñuy joxe neexali mbaxu si looy wax waaw le 5 incha allah le 5 janvier incha allah fan janvier dinañu joxe li nga xamante ni moo di dem ko joxe résultat yi te bëgg nañ aussi dinaa def benn déclaration balaa le 5 donc pour joxe les informations yooyu noonu mais pour terminer rek pour wan aussi tamit lépp lu ñu def rek c'est jël nga kaye de waaw dama bëgg benn affaire leer donc lii mooy li nga xamante mooy li ñu jël comme ñi ñu choisir woon ñëpp donc lii gis ngeen ni képp koo xamante ni validé nga d'accord nga donc coché quoi waaw am na ay V moom jaawara moo nekk ni ci kaw waaw jaawara moom lañ njëkk a woo donc pour vous dire donc ci ñi njëkk a validé moom tamit ci la bokk waaw lii de leer na moom les informations yëpp ñu ngi nii donc bàyyiwuñu yenn détail donc même procédure donc gis nga donc pour wan na ni waaw si waaw donc mu ngi noonu kon doxuñu ay kii quoi lépp lu ñu def rek dañ nan ngeen di joxee résultat yi da ngeen woo gars yi ñu toog wala da ngeen fa leen koy jaar waaw loolu moom vous aurez toutes les informations incha allah ndax yéen moom suñu ay waay ngeen dégg loolu aussi DJ Zane waxtaan wi neex na te it plateau spécial bi yaakaar ne gars yi leeral nañ ko tey jii su ma doon bàyyi ngay tàggatoo ak tey jii nii lan nga wax Étoile TV la chaîne du peuple waaw leen wax ñun ñu ngi leen di sant di leen gërëm Étoile restera toujours une étoile pour la ville sainte de Cheikh Seydil Hadji Malick Sy beneen affaire bi ci des mooy suñu objectif biñ ci am mooy culture yu Tivaouane gis ci boppam critique yi nag bari na on m'appelle un peu partout même papi yoonam nekku ci su collaboration la am ak waa label bi mais loolu tax na ñu ci reproché dara et je répète encore une fois amul lenn lu ñu lii ak ñoom lenn lañ am def comme par exemple suñu ay vidéo parce que fi laa am moyen def ko ñu publier ko ci seen compte li ci des donc ça n'engage DJ Zane
donc di remercier encore une fois ñëpp di remercier aussi ñi nga xam te ñooy les nominés gis nañ li ñu def yëpp ba mbir mi jàll ñu ngi leen di remercier encore une fois et je répète Étoile restera toujours une étoile pour la ville sainte de Cheikh Seydil Hadji dëgg la mi ngi noonu Étoile restera toujours pour la ville sainte une étoile gars yi mi ngi noonu yéen ñu doon seetaan fépp ci Étoile TV Sénégal ñu fii ba Dakar fii ba Thiès waaye tamit fii ba fépp ci àdduna bi ñu ngi leen di ziaraat leen wax Happy New Year émission la woon ñu seexoon ko ak Gassama plateau spécial bi nga xam ne initiative bu rafet la woon ki nekkoon ci caméra bi mooy Ndongo Mboup ki yoroon son bi di Cheikh Thiam tamit yoroon tamit lumière bi ñu ngi leen jox di daje ba beneen jërëjëf merci beaucoup Audio Jungle.